1953 école régionale de Bambey nga amee sa CPE en 1963 1969 1969 1973 BFM sa collège bu Diourbel 1974 1976 brevet de technicien option métallurgie ca centre de qualification industrielle bu Dakar. def nga ay formation yu bari ñu tànn ci 1992 spécialisation en activité carburant aviation ca institut des pétroles Shell bu Paris 1993 ba tey ca France formation en transport d'hydrocarbures ci sa expérience professionnelle yi bokk na ci directeur adjoint bu société de manutention des carburants aviation Dakar superviseur des activités aviation Shell Sénégal ak it inspecteur technique réseau et consommateur Shell. syndicaliste bu ñëpp ràññee ci réew mi nga nekkoon nga fi délégué du personnel des cadres et agents de maîtrise bu Shell Sénégal secrétaire général bu syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz bokkoon nga ci secrétariat exécutif ak bureau confédéral bu CNTS bu njëm ci Yàlla Madia Diop. depuis janvier 2002 membre ak secrétaire général bu CNTS FC nga politicien nga bokk ci membre fondateur bu RND bu Cheikh Anta Diop membre fondateur bu PLP bu maître Babacar Niang ak it bu CDS teg ci yaa ngi woon parti démocratique sénégalais bu maître Abdoulaye Wade sa doom yi ñooy sa bànneex bi gën a mag sa génnub àdduna yaay di sa naqaru àdduna cere mooy sa plat préféré joor om mooy sa parfum am nga soxna ak ay bant yu bari macha allah amuloo oto bu weesoo bu CNTS FC waaye am nga benn kër Cheikh Diop dalal ak jàmm ci face to face. déjà dañu ñëw fekkoon syndicat pétrole boo xam ne pratiquement dafa nelawoon ñu ànd ak Cheikh Diop di xeex ba jël syndicat bi yëkkatiwaat ko loolu moo indi jafe-jafe yooyu ba mu sacrifier carrière professionnelle am pratiquement pour le syndicat loolu dama ko dund te dama ci jàng aussi ci Cheikh courage détermination ak conviction boo xam ne temps yooyu ku ko amuloon vraiment munoo def li mu def. li ma gën ci moom mooy en fait bi mu nekkee chef de service su SM Kadi mooy société bi nga xam ne moom mooy toppatoo avitaillement wu avion yi tubaab bi ko jiite woon dafa ne woon moom day dem waa Cheikh moo doon adjoint Cheikh war a yore société bi mais ñi ne woon mu ne woon Cheikh da ngay bàyyi syndicat boo bëggee sori Cheikh ne ko syndicat si sama deret la bokk te jour boobu lañ commencé nag di ko créer ay jafe-jafe. bon léegi ñu toog jékki-jékki man ma tukki woon sax ma nekkoon congé ñu woo ma ne ma Cheikh am na jafe-jafe parce que dàq nañ ko ci laa ñibbisi ñu def benn maanaam mouvement d'humeur boo xam ne dañ ne woon opposé wu wax ko Madia feu Madia mais bon comme solution amul woon ñun ñoo jël suñu responsabilité dem Shell foofu moo doon suñu siège bon fa laa toog vraiment man mënu ma ko woon supporter parce que nit ki di sacrifier wu pour ay liggéeykat nar a ñàkk aussi liggéeyam je me dis que quelque part ñun amal nañ ko njukkal. bon comme ay jooy souvent yi me le rappelle jour boobu c'est vrai que jooy naa bon jooy yoo xam ne bon xol bi moo doon jooy mais parce que aussi méttit la woon boo xam ne ku mu méttiwul woon jour boobu vraiment doo yëg doo gor quoi. moment bu difficile la woon ak moom mooy moment bi mu defee prison franchement moment bu métti la woon ci man ak ci samay rakk ak ci famille bi yépp beneen moment bi nga xam ne marqué na ma te moom sax xamu ko. moom mooy que bi ma mayee jëkkër bi ma mayee borom kër alors bi ma sëyijee daf ma woo ci biiram mu expliquer ma mu sas ma li nga xamante ne yaay moo ko waroon wax doomam li nga xamante ne bàjjen moo ko waroon wax doomam moom la ma digal moom la ma wax et puis mu marqué ma torop te moom sax xamu ko de ce fait dama koy jàpp finalement comme papa mais jàpp ko aussi comme yaay te finalement ni ma ko jàppee noonu laa jàppee sama jëkkër parce que sama jëkkër dama koy xool comme sama papa.
mbokk yi ñu ngi seen émission face to face dellu si nga xam ne mooy Liberté 6 extension suñu invité gis ngeen ko ci rubrique précédente yi muy rek Cheikh Diop mi nga xam ne moo jiite CNTS FC di syndicat bu mag ci réew mi bu xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci wàllu syndicalisme mais également ci wàllu politique dañ si ñëw ci biir émission bi kon moom la ñu am mbégte dalal tey bokk na ci de confédération syndicale du Sénégal Cheikh ginnaaw ba nga jaajëfalee ci ni nga accueillir fii ci sa kër ci Liberté 6 extension équipe face to face bu télévision Futurs Médias dañ lay nuyu jaajëfal la bàyyi la nag nga nuyu ak sénégalais yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. maa ngi lay nuyu di am mbégte aussi ci invitation bi ci sa émission bi nga xam ne wax dëgg yàlla émission prestige la di ci kontaan trop di la féliciter parce que tamit am naa yaakaar ne sénégalais yi am nañ gis-gis bu am solo ci yow ci coppite bi wax dëgg yàlla loolu mënuñu ko ñàkk bañ a wax du feeñ la di la ñaanal aussi émission bi succès bi gën a yokk waaye it di nuyuwaale sa auditeur sa téléspectateur yi ak liggéeykatu Sénégal parce que nag dañu toll aussi ci jamono feetu 1er mai moo war a ndokkeel liggéeykat yëpp bàyyiwuma benn secteur. jërëjëf Cheikh loolu sa d'ailleurs mooy prétexte émission bi ndax itam ñu ngi ci jamonoy 1er mai yaakaar naa ni mois de mai yëpp daanaka liggéeykat yi lañu ko jagleel kon it foofu la ñuy dooree émission bi 1er mai jàll na semaine bi ñu weesu Cheikh yaa ngi woon palais de la République ci fi nga xamante ni nii foofu mooy màkkaanu président Macky Sall mu recevoir comme ni mu ko defee rek donc chaque 1er mai travailleurs yi déglu seen doléance est-ce que yow am nga satisfaction ci discours bi nga xam ne yëkkati na ko fa. waaw xam nga revendication syndicale buñ ko doon misaal dafa mel ni biir la. boo ci defee ndekki mu laaj la añ. boo ci defee añ mu laaj la reer te du tere bu suba mu laajaat la ndekki. ba tax na kuy revendiquer kuy saytu revendication liggéeykat yi da nga ciy dem ak xel ak responsabilité. te it dem ci ak fit tamit parce que léeg-léeg daf koy laaj waaye boo seetloo 1er mai ren bi ak tontu yi nga xam ne moom la président tontu mun nañ jàpp ne am nañ ci satisfaction. am nañ ci satisfaction ndax wàllu énergie bi am na gis-gis bu mu ci gis bu nga xam ne ñun yaakaar naa ne gis-gis boobu mun nañ ko partager ak moom. à quelques exceptions près. gis nañu ne it moom ci boppam rafetlu na unité syndicale bi te it ñaax nañu pour unité bi gën a dëgër kon dafay wone ne tasaaroo bi ñu tasaaroo woon ba ci jamono ji ki nga xam ne njiitu réew mi la tasaaroo boobu gënalu ko. te it mel na ni sawar na ci ànd bi. loolu bu amee fekk liggéeykat yi sawar ci ñu syndicaux yi également ñu responsabilité xam li nga xam ne moom la ñu suñu mandat yi bëgg ñu sawar ci xam aussi mission bi ñuy xaar ci wàllu bëre ngir satisfaction liggéeykat yi ñu am ci ko te loolu laaj booloo laaj doole syndical kon ma jàpp ne 1er mai bi su ma doon toppaloo politicien yi dama naan 1er mai de rupture la. d'accord alors 1er mai rupture la mais ñu bëri ñu mel ne man jàppal nañu dañu xaw a jaaxle bu ñu gisee ne en lieu et place d'un traditionnel défilé syndicat yu bëri dañoo préféré def benn rassemblement ci stade loolu moo ko wunnu est parce que amatu leen mbooloo ngeen ragal vraiment ndax moo tax ngeen ne nañu dañ dajaloo ca stade ba. déedéet loolu yaakaar naa ko jàpp nga njuumte parce que boo gisee la daje woon ca mbooloo ca stade ba te nag ñëpp dugguñu ci stade parce que ñëpp mënuñu woon a dugg. loolu am na solo xam nga 1er mai bëri na façon buñ ko mën a célébrer. ñun dañ jàppoon ne Sénégal jéggi na jéego yu am solo ci ren. mun naa wax ne ndax comme ni ma ko waxee sànq. mouvement syndical dafa demoon ba nit ñi mel ni seen yaakaar mi ngi bëgg a tas. ndax ñàkk gis-gis
bu profond ci situation parce que mouvement syndical aussi processus la day évoluer taxoon ren ñu am baax na waaye dañu waxoon ne nañu oo liggéeykat yëpp stade ba ñu weccoo message bi ñu doon nañ ko loolu lii premier mai bi doxe nii waaye jàpp naa ne mouvement syndical Sénégal pour wane boppam pour wane dooleem mais ci kaw responsabilité aussi. d'accord léegi nag Cheikh dama bëgg rek ñu tafee ba ndaxte laaj yi bari na. ndax comme ni ma ko waxee rek yow da ngaa bëri ay facettes ay casquettes on va dire doo rek syndicaliste mais également politicien nga te bëgg naa aussi am sa xalaat ci nguuru Macky Sall ak doxalinu réew mi kon ci wàllu subvention. bu président Macky Sall yaa ngi wax sànq ne premier mai de rupture la en termes de subvention lan mooy rupture bi entre bu Wade ak bu Macky Sall. d'abord aide ñi nga xam ne dañ koy def ci première mai maanaam appui pour organiser première mai bi loolu rek la. Macky Sall bi yoon def na ko ci budget. mu nekk ci budget ministère du travail. nekk lu nga xam ne mun nañ wax ne am na transparence leer na. ñu wax niñ ko. bien que d'accord ñu ci. d'accord ñu ci parce que ni ñu ko séddalee jaaduwul. ñun jàpp nañ ne ni ñu ko séddalee dooleelul mouvement syndical waaye daf koy tasaare. waaw ci naka. d'abord waxtaanul ak nit ñi pour seet naka la koy séddalee dafa xëy ay lettres yu nga xam ne dafay wane ni ñu ko séddalee. ginnaaw bu mu suñuy compte pour neen day fay wiire. subvention yi ba mu ko séddalee 50 millions yi dafa jël centrale syndicale yi bokkoon ci élection yëpp ku nekk mu jox la 2 millions. plus. nga xam ne aussi du central xam nga loolu aussi indi na tuuti réero parce que buñ dee central yi dañuy xam buñ ne subvention pour syndicat yi aussi ñu xam ñëpp am de muy 38 millions mu des 12 millions ba tey xen xamul juróom yooyu ci naka la lu tax mu tànne leen kon nekk lu nga xam ne kenn xamul lan la parce que ñi liste yi ñaari soog a séddale li ci des ki gagné wala ñi gagné xam nga séddale boobu yenul maanaam kon séddale bi wax dëgg yàlla bëri na luñ ci wax mais xajul ci émission bi waaye li ñu mën a wax rek mooy ba mu ko defee it bind nañ ko ay lettre ne ko di nga séddale nanguwuñ ko tey nanguwuñ ko ëllëg séddale bi dafa war a respecter résultat élection de représentativité bi séddale bi dafa war a dimbali mouvement syndical pour ñu dajaloo au lieu ñuy tasaaroo parce que bu fekkente ne ku créé centrale syndicale bu première mai jotee ñu jox la 2 millions mais loolu dafay yomb dafay gën dabu bu jóg ñu door la ngoog dafa am fu ñu ko war a wéer fu nga xam ne dëgg dafay dimbali mouvement yi pour ñu waaw sànq dégg naa la nga ni montant subvention bi bu président Macky Sall 50 millions la donc mu ba mu ko tasalee ku nekk si yéen syndicalistes yéen centrales yi mais bu président Wade ñaata la woon moom ku nekk dafa am 2 millions plus maintenant ñi gën a représentatif am na lu mu leen yokkal ku mel ne CNTS FC yokkal nañ ko 1 million 500 muy 3 millions 500 waaw kon yéen CNTS bu mag bu juróom mën a ëppale ko oui parce que tamit moo raw ci élection yi loolu moom c'est normal waaye ni ñu ko séddalee lañ d'accord parce que ki am 2 millions 500 te am 66 voix ci élection amul sax 100 voix xam nga kooku ak ñi am ay milliers de voix plusieurs milliers de voix xam nga dafa xaw a doy waar mais bu Wade ñaata la woon il faut que ma leeral appui première mai ak subvention centrale syndicale yi du benn subvention bi ñuy laaj dañ ko war a inscrire ci ligne budgétaire yi mu nekk subvention bu mel ni bi ñuy defal presse bi di ko defal parti politique yi te ñun ñu ngi laajoon ba Wade accordé loon ñu 600 millions li taxoon séddalewuñu ko nag moo doon defaguñu woon élection amuñu woon clé de répartition te dañ doon bañ aussi teg 600 millions ci table ji ne ku am centrale syndicale ñu séddale comme ça centrale yi dina mat 100 loolu lañ ci doon bañ moo tax ñu ne duñ ko jël tant que amuñu clé de répartition bu nga xam ne daf ñuy dooleel au lieu mu ñuy tasaaroo lii différence bi nag moo di Wade bu première bi masaana jot day woo centrale syndicale yi ku nekk mu jox la sa enveloppe kenn du yëg waaye wax dëgg yàlla lam daan joxe moo ëpp fuuf lii mais à titre d'exemple rek par exemple premier mai bu Wade yow bu Macky Sall 3 millions 500 nga am bu Wade ñaata nga doon am à peu près xam nga bu Macky Sall am naa ñaari cër daaw 5 millions laa amoon
ah bon. oui daaw 5 millions laa amoon ma indi ko bureau confédéral ñu doxal suñu liggéey ren ñu am 3 millions 500. waaw te kenn xamul lu tax. dëgg la. daaw ba ma amee 5 millions it xaw ma ñeneen ñi lan lañ amoon. ma daal en tout cas 5 millions laa amoon daaw xaw ma nan lañ ko doxale Wade def na fi ay subvention appui première main. ba tàyyi ba ci jëkk bi mu ko jëkk a def. fàttaliku ma ban année la. mais boobu tànnoon na ñeenti centrale xaw ma juróom yu nga xam ne. jàppoon na ne ñu ëpp doole ci Sénégal te booba it defaguñu woon élection parce que kenn amul loo koy reproché ndax booba defaguñu woon élection te ku nekk nga doon fëgg sa dënn wax dëgg yàlla xamuñu woon kii kii booba ñun amoon na ci at bu nga xam ne jox nañu 25 millions. waaw vraiment le gap énorme joxoon nañu 25 millions. waaw te boo gisee aussi ñu sañoo wax taxaw fii wax ko c'est parce que 25 millions yi nañ ko waroon a doxale lañ ko doxale militant yëpp amul nduñ njaaj xam ni mu demee. am na jëmee ci oto. ñun sañu ñu loolu. mooy tey jii tamit actualité syndicale bi bokk na ci mattante gëjante bu am fële ca Sutelec ak UNSAS nga xam ne ñoom ñëpp nag ñi ngi ràcc jëmale ci Mademba Sock nga xam ne ñu bëri si ay jegeñaaleem ñu ngi koy daal reprocher le fait que mu bañ a daal joxe lenge yi et donc man foofu laaj bi ma lay laaj mooy parce que yow on a vu que c'est pas ton cas ci gis nañ ko ci témoignage yi yow yaa ngi joxe lenge yi Sissoko mais man sans problème mooy est-ce parce que yéen da ngeen bëgg a roy kon ci parti politique nga xam ne gis nañu fi ay leaders yoo xamante ni pratiquement ay centenaires lañu ci seen boppu formation politique et donc ñu agrippé wu nangu ñu bàyyi xale yi ñu ñëw pourquoi loolu. man mënuma jàpp loolu xam nga ay surtout mouvement syndical. wax dëgg yàlla dafa am histoire. gis nga mouvement syndical il faut que ñu def la part des choses dafa am mouvement ouvrier. ñun ñëpp ñoo bokk mission nag. am syndicalisme d'élite. syndicalisme d'élite mooy ñu mel ni waa SAES. ay kilifa yu mag ay borom xam-xam yu rëy. defar syndicat. ñu mel ni waa SUDES exemple la rek waa bëri nañ fi jàngalekat yi. ñooñu ak syndicat cadre yi ay syndicat d'élite lañ. syndicat yooyu boo ko jëlee SAES ñëpp ay professeur d'université lañ kenn ku nekk ci ñoom mën na jiite syndicat. loolu dafa xaw a wuute tuuti bien que ñoo bokk mission ak mouvement ouvrier. mouvement ouvrier ni leader syndical am di màggee. ba egsi ci bopp bi dafa xaw a wuute. dafa xaw a wuute parce que le mouvement ouvrier mun nga man ci mouvement ouvrier la juddoo. da ngay tàmbali nekk délégué du personnel tàmbali di dem ba ñëw ci ba am ay responsabilités syndicales. mën naa am bala ngay jiite syndicat ñu dàq la ndax sa njàmbaar ak sa xeex ak sa sacrifice. bu ñu la dàqee nga jiite central nga jiite syndicat de base di xeex ba yàlla dogal xëy na nga jiite central syndical. loolu capital d'expérience boobu militants yi ci ñoo dul gaaw a bëgg ju ci bëri valable mais exemple rek bu mu lay jox ñu ci bëri ñoo dul bëgg tàmm guñ tàmm jiite bi ngay jiite xeex bi ak fa nga tàmbalee ak ni nga jaxasoo woon ak ñoom ñaare duñ bëgg nga gaaw a dem. tekkiwul nag ne da nga war a toog éternellement. waaw mais comme pour le cas précis nga xam ne nit ñi bëgg nañu mu dem comme ni mu amee ci parti politique bi mais na foofu Cheikh daa dëgg nga xaabaabal man sama li ma bëgg a xam mooy mais ban maccaat ban gâteau ban tàngal moo nekk ci ba gars yi boo xasee ba toog mais doo bëgg déedéet man jàpp ma ne am na lu ci nekk parce que syndicat dafa bëri sacrifice. en tout cas man loolu kenn du ma ko jàngal man dama ñàkk sama liggéey dama ñàkk sama lu bëri ndax syndicat dañ ma dàq ngir syndicat kon jàpp ma ne am na maccaat te ba léegi aussi gisaguma maccaat boobu waaye nag gis nga boo gën di ko doxal di ci am résultat di ci am satisfaction mais loolu amul lu ko ëpp waaw mais nag Cheikh vraiment laa bu ñu waxtaan parce que mag du fecc si yàlla naa dee waaw man nii TFM ji ma ne Youssou Ndour soo fayoon lu mat ma romb ko dëgg la yu dëgg ku mel ne Mademba Sock ak ñeneen nga xam ne wax dëgg fa yàlla mooy loolu yàgg nañu bi ñu bëgg ñàng ci tey dégg ngeen Mademba fan yi yu gën yooyu yëpp donc mu xataraayu dafante pour bañ fa jógee wax dëgg fa yàlla ba amuloon dërëm doo fa toog parce que
BIT du dëgg am ngeen ay subvention état léeg-léeg mu jox la ay subvention est-ce que BIT tamit da leen jox ay macaat ak yooyu am na quand même Cheikh chaque fin du mois syndicat lu dugg lu jógee dugg si yéen dëgg loolu dëgg ay sët dama lay leeral syndicat Sénégal amaguñu subvention ñu ngi koy xëccu parce que loolu bokk na ci li ñu gàllankoor il faut que ñu jox ñu syndicat pour ñu mën a doxal correctement suñu mission suñu mission bëri na lu ci sooxe parce que dañ ñàkk moyen la xam nga syndicat lan moo ci am man nag lu ma xam laay wax waaw syndicat xam nga lan moo ci am cotisation syndicale yi 500 francs la 500 francs yooyu 200 francs yi ñooy dem ci centrale bi 300 francs yi dem ci syndicat de base bi man fi may waxee ak yow suma syndicat de base am na facture yu bëri ñoo ma koy fayal suma facture domestique centrale syndicale bi amagul moyen boobu dañ may jox essence essence lañ lay jox toujours essence lañ may jox 150 000 lañ may jox essence par mois wuñ ko waaw facture téléphone waaw téléphone bi nga xam ne téléphone de service la mais jeex na amatul leneen mais léegi macaateeg yooyu nag par exemple ay ak seen ñoo nga xam ne loolu bokk ñoom vol ngeen yi waaw ma ne fu ñu ko jëlee BIT du yëkkati xaalis joxe waaw BIT soo fa amee mission parce que nag dañuy liggéey ci normes yi di liggéey ci yu bëri di liggéey ci rapport yeeg yeneen ak yeneen suñu syndicat international yi nga xam ne fa lañ affilié muy CESI dañuy xewle di am lu ñuy soxla di laaj di am expertise bu ñuy soxla ci ñun di am échange ay consultance ak bu lay jëlee lépp loo fere ci voyage bi lépp loo war a fere ñoo lay jël entièrement en charge ay per diem ak yooyu per diem yi bëriwul per diem yi amul solo frais de mission amul dañ lay jël en charge totalement ñoo lay jox billet ñoo lay dëkkal chaque jour dinañ la jox lu war a toll ci 30 000 francs waaw mais kon Cheikh kon mën naa jàpp ne xëy na yéen fi ngeen jëlee bonbon mooy comme président Macky Sall ak yooyu président bu mu ne parce que yéen xam nga dañu leen accusé yéen syndicalistes yi ne da ngeen am lu ngeen def nga baal ma benn trafic d'influence te loolu vraiment euphémisme la parce que je veux pas parler de chantage parce que léeg-léeg ngeen taxaw créer benn naj affaire yi pour gars yi ci kaw woo leen bëgg ngeen noppi waale kon xëy na dessous de table léegi ruqi sew yooyu moo tax ba syndicat bi neex boo xam ne nii ku ñu tum nga ba nga toog ca bopp ba mais doo bëgg a randu ay satu xaw ma lu tax ngeen bëgg kut syndicat am lu ci nekk te dara nekku ci daraa ngi ci nekk lan moo ci nekk yow yaa ngi dugg nga ci kii conseil économique et social très bien loolu chaque fin de mois nga am benn 2 millions bu wadd sa kaw déedéet du 2 millions ak essence yeeg ñoom téléphone yeeg ñoom seen farul 2 millions gis nañ si journaux yi sa juumaat nga du 2 millions ñaata la matu ko man de 1 million 500 ngay am matu ko juumaat nga ay satu xaaral rek ma wax la parce que man conseil de la république conseil économique et social ak conseil économique social environnemental yëpp dama ci bokk waaw conseil de bu fekkee conseil nga woon comme man parce que man bokkuma woon membre bureau indemnité yi de session yëpp buñ ko boolee ci at mi séddale ko ci weer wi 500 et quelques mille la woon waaw ci télévision ci plateau lay waxee conseil bii passé pareil conseil économique social environnemental xamaguma nu muy demee boo nekkee nag membre bureau wax dëgg yàlla ëpp na loolu mais xaw ma ñaata la waaw mais foofu tamit est-ce que nekkul ba tey li neex ci nekk SG parce que bu ay poste amee nomination ci xeet yu baax yooyu ay institution yu mel noonu yu bakkane yooyu kooku du ñu woo ñu nekk ci suuf bopp ba la ñuy woo ngeen tungal la ngeen dugg waa Aïssatou yow nag yéen nag bëgg nekk syndicaliste moo tax boo ñëwee di nga ci gis lu bëree gis nga mouvement syndical aussi bul fàtte ne solidarité ku koy roy ci mouvement syndical nga koy roy gis nga mouvement bi suñ ko structuré ni mu waree sur le plan international et tout képp ku ciite syndicat duñ la bàyyi ngay sànk duñ la bàyyi nga torox lu tax buñ la tëj sax dinañ taxaw pour génne la mais tekkiwul ne dañ lay jox xaalis d'accord alors donc boo jiitee ay nit ñu wax ne centrale bi jox nañ ko cër nga ñëw ca bureau ba ñu ne la cër bi yow mi jiite jël mais foog nga jël ko d'accord mission la waaw d'accord conseil économique et social te ñun aussi dañ ko waxtaane ba ñu décider lu jiitu conseil économique et social am na lu fi jaaroon te jëlu ba
waaye loolu kenn waxu. waaw loolu dañ si ñëw. kenn waxu waaw dañ ñëw si loolu léegi nag Cheikh dañuy bala ñoo introduire kon sunu rubrique question di sunu invité bi nga xam ne mooy ki lay poser question dañuy ànd rek ñu leen jële ji sunu weccit yi fële ci sunu partenaires yu baax yooyu waa Best nga xam ne ñoo ñuy xoromalal wala ñuy suukar émission saa njóogu dégg naa mu ni dañuy TFM bëri na ñuy jabet ci laa bokk ñu leen jële ji mais nag Best joxewaate jabet nag saa boobu maa la ko may Best joxewaate jabet yeneen yi la ñu leen jële ji sunu weccit te ñëw. dal leen jàmm kontaan. waaye yaay fekk mu tonton si Best lañ joxaat. bu weesoo jàkka bi si Best sama xaritu biologiste bi daf ma xamal ne li ëpp si jus de fruits yi dugg si réew mi ay produits artificiels nañ ko defaree te réew yi ñu jógee kenn naanatu ko fa. mennum Best moo am 35% de fruits naturels li si des di ndox ak ay vitamines Best am na ñeent fukki at te mooy jus de fruits bi nekk si Canada ak si brique te itam mën naa toog ñaari at te du yàqu. chéri xaw nga ma rek ay jus yoo xam ne kenn xamul fu mu jógee. damay dem sa poche rek waaye xam naa ne Best du seen morom. ne la seen wér gënal seen poche. waaye ak Best Sénégal neex na ba noppi. Best rek moo neex. te mu gën. ginnaaw kon ba ñu dellu sey ñu nuyu kon sunu mbokk yooyu ca Walfadjri ñoom saa njóog ak ña ca des kon Cheikh tey ki ñu invité yéen a bokk mouvement syndical bi di Sidya Ndiaye bu FGTS waaye nag gannaaw damaa bëgg nga nooy tut ndax wax dëgg yàlla kii moom yi mu la dóor fii moom am naa ba taay ñu dóor waaye bii moom li muy yi mu la dóor fii yi mu dóor fii moom mooy loolu léegi kon grand ginnaaw ba nga nooyee ba pare ma jox la bomb yi la Sidya Ndiaye dóor. man li ma jaaxal mooy moom bokk na ci ñi nga xamante ne moo gën a décide moo gën a demandé ñu def élection de représentativité loolu lu ko waral dafa ne waa CNTS ak UNISA ñu fi nekkoon ñooñu tekkiwuñu dara affaire bi changé na majorité bi changé na convaincre Abdoulaye Wade pour ñu organiser élection coûte que coûte nag mu taxaw ci nag alors man bokk naa ci ñi nga xamante ne dañu ne woon nañu teg affaire yi ci yoon mais moom newoon na faw ñu def élection parce que wóoru woon na boppam ah léegi ñu dem ci élection yi mu jël 4e ma yaakaar ne tey moom war naa ko laaj question bu ñu njëkkee laaj mooy mais moom ne wax ne moo di jërëtu dara buñ ko falee CNTS mu beddeeku dem créer central am dem élection tey ma gis ko mu ànd ak moo di jëru ma ba muy nekk ay porte parole loolu jaaxal ma loolu ma koy laaj xanaa léegi reconnaître na autorité jëru te bu ko reconnaître lan moo empêché mu dellu CNTS fi mu jóge woon rek loolu mooy waaj comme neewoon ngay waaj amul tekkiwul dara ñaari yoon la duma dem congrès mu duma la nga dem élection représentative mu duma la léegi nangu nga autorité am léegi lu la tee nga dugg ci central am ngeen liggéey première question deuxième question ci élection représentative toujours mais CNTS lu indi problème bi moom ak Baxaw Diong sama sœur mais dañu ne le 12 janvier 2011 dañu ne Abdoulaye 50 millions la ko jox pour élection yi mu promet dina gagner élection yi léegi est-ce que mën na jàkkaarloo ak waa CNTS/FC reconnaître loolu wala du dëkk question lay posé c'est élection représentative yi loolu lay la wax ne du tax mu tas ñoom Baxaw dem il faut mu joxe cause parce que xëy naa Baxaw ëllëg si biir dina am possibilité aussi mu ñëw exprimer ci émission waaw. troisième question bi mooy mais man dama gis ne moom PDS la bokkoon parti démocratique sénégalais ba Ablaye jox ko ay teranga même oto bu mu yor Ablaye ko jox mais tey PDS mu ngi ci ay jafe-jafe yu tar ñu arrêté Karim arrêté ñu ngi ci man dégguma ko fenn te boo jëlee kaw Ibra Diouf ñoo ko bàyyi PDS la woon député la woon assemblée nationale mais mu ngi ci terrain bi ak gars yi Baxaw Diong mu ngi ci terrain bi ak gars yi mais moom xanaa dafa démissionné PDS wala dafa transhumé question boobu laa koy posé. muy ñetti question. waaw très bien. waaw léegi nag grand Sidya Ndiaye toj na fi de. waaw Sidya ñu koy remercier waa FGTS alors grand. 3 questions la posé. très bien laaj na ma ñetti laaj yu am solo. waaw ma koy gërëm di ko sant. laaj bu njëkk bi mooy affaire élection yi ak Mody Guiro ni mu rawee ndax nangu naa ko. waaye li ëpp solo ci laajam moo di
man maa doon xatraayu pour ñu organiser élection yi. wax na dëgg def naa tout pour ñu organiser élection yi quel que soit erreur yi ci mën a nekk ak insuffisance yi ci mën a nekk xam nga lu tax dañoo xaar ba élection di jub ñuy tas CNTS/FC. di ko tasaare di organiser congrès xaar ko ma jàppoon ne plus ñuy jël temps plus CNTS/FC di gën a tasaaroo. plus moyen ñuy gën a am résultat. kon man li ma arrangé woon quelle que soit la situation moo ñu organiser élection yi daal loolu bokk na ci li taxoon mooy pour ñu gaaw organiser élection yi. ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo woon ak man di nguuru Ablaye Wade. waxuma Ablaye Wade nguuru Ablaye Wade laa wax. ngemb baxaw pour mu foqati centrale bi dindi sama photo dem ak effigie ci élection yi loolu yëpp plan la bu ñu laloon bugg a rey Cheikh Diop buddi ko ci bopp CNTS/FC balaa élection yi pour keneen dem élection. waaye loolu su amee man lii sama taxawaay moo doon nañ gaaw organiser élection yi balay plan boobu balañ koy lal di ko mûrir ba mu mat. loolu bokkoon na ci li tax ma doon xatraayu pour dem élection. tekkiwul ne dama jàppoon ne maay raw. ba may dem élection bu fekkoon li ma daluma Sénégal mën nañ ko seede avant élection yi ñëpp ñu ngi doon wax Mody Guiro Cheikh Diop. Sénégal ñu ci bëri en tout cas jàppoon nañ ne su ma demoon élection su ma jëlu premier jël deuxième. loolu it gëm naa ko. waaye nañu dem central ci élection yi ba tax ma jël man xam naa fi ma jaar ba egsi foofu. loolu moom xam naa ko. d'accord léegi beneen question bi. Mody Guiro def nañ élection. jiitu na nangu nañ élection yi. bañ demee congrès aussi def nañ ko. gagné na nangu nañ ko xëy na di nga ci dellu ci question yi. li tax mu nekk ñaari CNTS/FC. loolu c'est parce que dafa am condition yu ñu waroon a respecté wuñu ko. waaye loolu passé na. léegi nag mouvement syndical la demande de la classe ouvrière mooy ñu ànd nekk benn. def nañu élection yi na mu demee am na ci ay rëq-rëq. waaye résultat yi war nañ ko mun a considérer pour mu nekk référence. loolu moo tax contesté wu ma résultat yi nangu naa ko Mody Guiro moo raw. Mademba Sock topp ci. Mamadou Diouf topp ci ñun ñu topp ci. deuxième laajam mooy affaire subvention wu élection yi. Ablaye Wade jox na ma 50 millions Ablaye Wade joxuma 50 millions. ñaata la jox. déet xaaral rek may ma. dama bëgg baxaw mi wax ci rajo yi ak Sidé Ndiaye nañu génn fu Cheikh Diop déchargé ne Ablaye Wade jox na ko 50 millions. Ablaye Wade joxuma 50 millions. Ablaye Wade bi ñuy dem élection dimbale na centrale li tax. dimbale na centrale yi ci élection yi. centrale yëpp. de xaw ma. man dimbale nañ ma. ñaata. lañ ma dimbalee déglu rek. lañ ma dimbalee jël naa ko indi ko suñ centrale bi ñu defee élection bi pare def nañu bilan ci élection yi waaye liñ wax ak li ñu jàppalee lu sore la. li tax nag moom mu jàpp ne 50 millions yooyu ñuy wax lan moo ko indi dañ ko indi woon pour taxal deru CNTS/FC pour élection yi jaxasoo. réussir nañ ci loolu réussir nañ parce que CNTS/FC 4e bi mu jël du raam. waaye nag jàppale nañ ñu ci élection yi. te yow na nga wax ñaata la yow. na nga wax ñaata loolu. kon soriwul 50 millions bu dee du 50 millions. 250 millions. 250 millions. li ma la mën a wax. mais oto bi mu woto nee na oto bi Wade moo la ko. oto bi déedéet gis nga oto bi. oto bi. mais Pajero bu baax bii rek. ci yoon bi defal ndànk rek nee nañu. ñoom moo ñu Wade moo ñu daan fayal suñu bourse du travail moo ñu may oto. gis nga bi ñu créé CNTS/FC. nekkoon INEFO après événement bourse du travail. Wade daf ma woon ne ma il faut que ngeen génn bourse du travail. ñu ne ko mais non ñun amuñu local te bourse du travail dañ fa war a toog. INEFO dañ fa war a toog INEFO ak bourse du travail ñoo ko bokk ak ñoom. ñu ne mu ne ma non léegi demal nga uti bourse. en attendant élection yi pour ñu subventionner centrale yi. ñu mun leen a jox ku nekk am loo fay sa bourse du travail parce que loolu lu jàddu la demal nga uti bourse du travail man ma koy fay. dinaa la jox oto nga def le fay travail comme ça bu élection yi amee bu ngeen amee seeni subvention ku nekk toppatoo sa bopp. nii la demee. d'accord léegi question bi mu la laaj mooy yow yaa ngi ci parti démocratique sénégalais rëmtam bi fi am actuellement nii seen marche yeeg seen manifestation yi gisuñu la ci nga xam. ndax yow da ngaa per njaayu waa PDS daal di sol c'est dommage tey yow nga sol mais bien que sa fauteuil yi marron beige moom ma nga ca est-ce que dëgg-dëgg jëm président Macky Sall di Alliance pour la République commencé làkk couleur.
déedéet defaguma loolu. PDS génn naa ci bu yàgg mënuma wax sax ni génn naa ci PDS ñoo ma génne. li may wax nag àdduna sedda nañ ko. man PDS ñoo ma génne. ci naka. ñoo ma génne ci parti bi. d'abord am na lu nga xam ne soxluwuma ko. Sénégal sedda nañ ko c'est-à-dire PDS ñoom ñoo taxaw. bugg a foqati li ma yor li ma jaaxal mooy PDS li ñu doxalee ak Macky Sall. li ñu doxalee ak Idrissa Seck doxalee ko ak Macky Sall noonu la ñu doxalee exactement ak man. Ah oui. comment ça. parce que ñun bi ñu taxawalee suñu centrale syndicale ma ànd ak Ablaye Wade ànd bu yàgg. ci opposition ñu jëflante ma nekkaloon ko CNTS ma nekkoon CNTS nekk militant. lu jiitu loolu am naa histoire politique. nekk militant assumer ko. ci temps opposition. bu pouvoir bi ñëw. ñu ko liggéey tàmbali woon synthèse ba egsi fi ñu egsi ñu dem ba mu yàgg ma xëy depuis 2010 ma gis depuis mën naa wax ne depuis bi deuxième ba daw ba ci digg bi ma gis lépp acte bépp bu nguur mooy xeex Cheikh Diop taxawal keneen nangu syndicat central bi teg ko ci loxo keneen ma génn PDS ma taxaw di xeex parce que saa yu amee bu ma demee ci Wàdd mu defal ma waaye defal boobu jàppoon naa ne aussi daf ma doon nelawal oui mënu ma ko reprocher dara parce que saa yu su ma ñëwee mu def continuer toog ci parti bi élection que parti bi ma toog ci ak ma ñàkk ci toog parti bi jàpp moo def seen bureau politique la yaakaar naa ñu ko doon defee dañ ma invité comme militant simple mais au moins benn responsabilité ci parti bi ci biir xeex boobu ma ñu jël ba xaw yóbbu ko comité directeur te mu nekk sama ginnaaw au nom de quoi te mu nekk député poste député bi ma jox ko moom ñu yóbbu ko comité directeur dooleel ko di nga ci dellu soir bu la neexee on va y revenir loolu yëpp ma def ko mu nekk encore sama adjoint mais ñu yóbbu ko comité directeur te man bokkuma ci benn instance loolu am na lu mu tekki ñu dem ba mu yàgg xeex bi gën a fës ñu yóbbu ko congrès def li ñu def lépp xeex ñëpp gis ko ci Sénégal bi parce que su ma def Ablaye Wade moom mu mel ni bokkul ci xeex bi waaye bi ma jàppee ne nag bu ma ko bëggee ak bu ma ko bañee ñi la tuñoŋu man te seppi nañ ma te samay nangu mooy ba ñu tasee méridien président méridien président dañ fa dajee parti bi di def bureau ñuy lim mouvement affilié yi ci PDS ak ñu wax ne CNTS FC mouvement affilié Baxaw Ndiong va parler au nom de la CNTS FC en tant que mouvement affilié. te yaa ngi toog mu nekk te maa ngi toog mu nekk ñaari tooñ. benn ñoo bi Baxaw parti bi jox na ko ko nguur Ousmane Ngom ba mu nekkee premier ministre jox nañ ko ko. mu ne ministre de la justice. effectivement mu desoon parti bi jox nañ ko ko bés boobu. beneen parti bi tooñ moo di CNTS FC du nekk ba àdduna tukki. du nekk centrale syndicale bu affilié ci parti ñoo sama centrale ci parti te suñuy taxe nangu ko CNTS FC am na fa ay responsable de haut yu nekk PS yu nekk bureau nekk ay élu am na fa ay responsable AFP am nañu ñëpp am na waaw ñu télévision dégg ñu ne CNTS FC mouvement affilié au PDS ca saa si laa génn def conférence de presse ci Méridien pour xamal bis ni ki tey waxuma la CNTS FC waaye Cheikh Diop di jiite central bu affilié ci parti waaye bis ni ki tey bokkatuma ci parti bi bis ni ki tey parti bi bés boobu laa assumé wu mais dama jaaxal nga Wade premier ak second tour rek ma expliqué li tax moom mu naan Ablaye Wade fi ma jaar ak moom kenn du ma dégg ma koy ngaañ bàyyi naa parti bi bàyyi naa waaye nag taxaw di wax Ablaye Wade di ko teg dara ci daram xëy na dafa bëggoon ma bàyyi dégg may ngaañi Wade wala kii déedéet loolu du ma ko def yarawuñ ma noonu te du ma doxale noonu waaw mën a grand fii nii il me reste vraiment 20 minutes te laaj yi àgguma sax ci quart bi kon xam naa ne syndicaliste nga voilà moom dafa short léegi
man grand lu ma jaax ne nga bàyyi nga PDS ah. yàgg na du yàgg na léegi mais est-ce que matérialiser ko est-ce que déposer nga sa lettre de démission bind ko si démission jébbal ci benn kilifa ci parti moo xam président Wade la wala ka yoroon en tout cas seen instance yi def nga loolu. déedéet adhéré wu ma woo ba may adhéré aussi. maa ngi jóge woon CDS. ñu négocier dugg ci PDS noonu laa adhéré. kon yow mosoo déposé daal. déedéet noonu laa adhéré. kon ba may bàyyi. def naa conférence de presse ca Méridien ci saasi. journal bu ñuy wax populaire en tout cas mi ngi ci woon. ak yeneen journaux. bàyyi gi moom ñoom xam nañ ko. lu jiitu li xam nañ ko parce que. bi li léegi ba ñuy dem élection législative. am na ay kilifa yu mag yu ma woo. ne ma nag dañoo bëgg nag ginnaaw bu yëpp passé nga ñëw ñu toog waxtaan. man leen waxtaan wees na man Ablaye Wade moo taxoon maa ngi koy may cër bi ma koy may toujours waaye parti bi moom bàyyi naa ko bu yàgg parce que yéen ma génn ci parti bi. waaw mais kon nag bokkatuma ci parti bi ñoom xam nañ ko xëy na kii di laaj. moom moo xamul mais ñoom xam nañ ne bokkatuma ci. waaw mais xam nga grand ce qui est incohérent mooy nga ni démissionné nga terewul 2012 yi élection yu mujj yi présidentielles yi premier ak second tour yëpp Wade nga sànneel carte. yow yaa duggoon ci urne yi xam nga loo peut-être am na loo bëgg a xam xam nga lan nga bëgg a xam. Ablaye Wade bi loolu amee. rax ca dolli suma yeneen camarade yu ma jige di ay xarit génn parti bi. Ablaye Wade woo na ma. guddi ne ma Cheikh dégg naa li xew yépp say xarit yi la gënoon jige bokkoon ci parti bi dem nañu yow aussi xam naa ne dem nañu maa ngi dem élection di mu bëgg a xam lan mooy sa yow tamit dégg naa la say naqar ak say ñaxtu lan mooy say position ma ne ko parti bi moom bokkatuma ci seppi nañ ma sànni waaye man sama ngor mayu ma élection di jub ak turbulence yi am ci élection yi ak yow situation bi nga nekk maag yow ba nga ñàkk wala nga perte wala nga gagné waaye nag tekkiwul ne dama nekk ci parti bi tekkiwul ne aussi militant la jàpp naa ne seppi ngeen ma sànni seulement situation moo ma mayul jamono yi may wër ci rajo di wax bàyyi naa dóor ci rajo di wax yenn yi wala war naa la ginnaaw wala yooyu déedéet duma ko def. d'accord léegi grand laaj yi nag waaw wala question réponse taf actuellement bokk ci benn parti. syndicaliste bëggul waaw wala wéy bokkuma ci benn syndicaliste bëggul loolu waaye actuellement bokkuma ci benn parti sama centrale syndicale laa téye. te xalaatoo dem ci président Macky Sall ci alliance pour la République. xew na de dafa ndànk rek. parce que man je suis homme politique je suis militant politique. j'ai des convictions politiques waaw. bokkaguma fenn. mais maa ngi yore sama centrale. mais y a un mais bi mooy lan. mais bi mooy fi mu toll nii xëy na yaa ngi xaar benn offre politique boo xam ne nii jóge na de l'autre côté. ay surtout man du ma fonctionner ci terme offre. parce que su ma doon fonctionner ci terme offre kon bàyyi woon naa syndicat def jàpp ci offre politique yi. d'accord. bu ma anticiper ci sa laaj. nee nga no waaw moo tax ma ne léegi grand sànq nee nga yow waa parti démocratique sénégalais dañu jël PDS di woon sa parti dañoo jël sa centrale li nga moom jox ko sa Mbadiane Bakhaw Ndiong ma koy nuyu au passage dénk ko yow lan nga jotee ak ñoom pourquoi ñu préféré Mbadiane Bakhaw à yow. très bien xam nga Macky Sall bi mu nekkee directeur de campagne bu Wade ci 2006 fin 2006 ñuy préparer élection 2007 yi moom bokkuma ci benn instance mais dafa xool sama cursus politique mu copte ma ci directoire de campagne bi boole ma ci staffam bi gën a jige ñu dem lëlu Saly pendant des jours ña fa dajewoon ay haute personnalité rek la ñu nga xam ne amoon nañ sax ay position institutionnelle man rek maa ci amul woon position institutionnelle ñu lëlu ba génne programme conduire programme bi ba président Wade gagné Macky Sall woo Méridien président mi ngi may dégg xëy na mën na ko seede ne ma président Wade wax na ma convoqué la proposé président Wade accepté ko loolu la wax proposé naa la président Wade accepté ko ndax liggéey ci directoire bi pour nga nekk ci dans les 10 premières listes nationales à des positions éligibles sax la ma waxoon ma sant ko gërëm ko ne ko centrale syndicale CNTS/FC day préparer élection représentativité te centrale bi bébé éléphant la dafa juddu rëy waaye organisation bi parfaire guñ ko région yi nañ fa war a sampo guñ ko organisation bi des na te man maay manageru équipe bi maay capitaine équipe bi en quelque sorte su ngeen ma joxee ay responsabilités parlementaires
ni ma xamee sama bopp dinaa joxe sama bopp ba mu jeex te kon centrale bi dina ci souffrir maa ngi proposer sama premier adjoint muy Baxaw Njong pour benn bi mooy sa militant la ci sa base te base am bëgguñ ko investir kon dina la yokkal benn quota beneen bi moo di li ma la mu ne ma ah déet man ndaw laa muy yónni dem retiré waat ci suite am moo waat di ñëw ne ma président nangul na la ko mais am na leneen lu mu fa teg ci investiture u Sénat bi bu ñu xëy na dinañ la ko compenser waaye nangul na la ko kon danañ la jëlal Baxaw boobu Baxaw mi ngi màkk maa ko téléphoné laaj ko ay kii dossier am mu boole ma jëkkëram envoyé ma chauffeur am ñu indil ma ay dossier maa signé boo demante ci archive bu assemblée maa signé acte de candidature am téléphoné ko wax ko li tax nag parti bi di bëgg nangu centrale bi jox ma ko bi Macky Sall amee jafe-jafe ci assemblée ma woo ko maa ngi moom rek ak yàlla ñu tëju ma ne ko Baxaw poste bii ginnaaw yàlla ak Macky la te it sax en syndicaliste mënu ci fonctionner te li ñu bëgg injustice la kon ginnaaw maa la joxoon poste bi ñu waxtaan ci xeexal injustice Macky mu ne ma duma ko def tey duma ko def ëllëg Abdoulaye Wade mooy kilifa parti bi ma ne ko dëgg la ñun ñëpp mooy suñu kilifa waaye nag injustice man fu mu nekk dama koy xeex mu dem nettali xuloo bi mu dem parti bi ne kii nag les masques sont tombés li ma lay wax ni Macky yëgu ci dara de parce que c'est pas la peine waxuma ko musuma ko xëy na yaa tax te wax combat biñ ma moo tax waaye musuma ko wax te aussi jaxul sama engagement contre l'injustice la ki la nekkaloon ci biir parti bi dafa masqué woon te masqué yi tombé na ginnaaw nag moom moo lay wax loolu ñun centrale bi jox la ko ba xam moom nu muy ba xam lan la ko Macky di jariñ waaye man Macky joxuma centrale bi Abdoulaye Wade joxuma centrale bi sama militantisme syndical ak moo ma jox centrale bi ma taxaw jàkkaarloo ak ñoom ba yàlla dogal li mu dogal lii mooy li nga xam ne li mooy problème bi waaw léegi malheureusement Alaaji Mbisaan sama patron bi xam nga dellu si waat na lu moo tax ñu mën yam ci bakkan nee na ma moins de 10 minutes kon xam naa syndicaliste du wala non mais bii moom taf waaw wala déet président Wade moo créé CNTS FC pour à l'époque néewal CNTS bu ñëm si yàlla Madiaye Diop socialiste bi déedéet wax dëgg yàlla kooku moom je le dis à sa décharge Abdoulaye Wade disait que la participation responsable c'est de l'escroquerie syndicale honnêtement ku jàpp ne moo créé CNTS FC mi ngi juum gis nga CNTS FC création c'est un long processus xajul ci émission d'accord léegi li nga xam ne war na xaj ci émission bi mooy incendie bourse du travail ñëpp a ngi koy fàttaliku c'était en 2002 sànq ci témoignage yi dégg nañu sa doom xarit di wax ne loolu 18 mois yi nga def prison métti na ko ñu fàttali ne xeex yooyu coowal bourse du travail boobu amoon na ay gaañu yu bari amoon na tamit kenn ku si ñàkk bakkanam te yow nii ak ay ñenn ñoo xam ne ñoom yéen a jege woon yéen la ñu accusé woon dugal yow ñu def prison lu toll ci 18 mois après ñu acquitté la dama bëgg rek taf rek grand nga wax ñu waaw wala déw est-ce que dëgg-dëgg yow yaa téyoon sa bidon essence ànd ak sa ay nit ñëw bourse du travail jël almétal xam nga nit lu mu dof loolu bëccëgul dara kàmm duñ ko def mais affaire histoire bourse du travail sëñ Saliou suñu sëriñ dem te yàlla si bis bi mu gaañoo bis bi mu nelawee na ma yàlla baal bis bi mu nelawee dafa fekkoon ma doon ñu invité woon ma ataaya ci benn émission bés boobu la yàlla dogal ci la suñu xalif nelaw bés boobu laaj nañ ma laaj bi mën a leen acteurs yëpp a ngi dund dama ngeen invité acteurs yi Pa Madia principalement ak man ñu toog ñu wax àdduna ni mbir mi demee parce que nag bu fi acteurs yi nekkatul sama ngor ak sama jom ak Pa Madia lim ñu jàngal ak fi ñu jaar ak moom mayetuma may dem dans les détails ci affaire boobu li ma ci mën a wax mooy maa ngi ñaan yàlla bala may dee man fas naa yéene bu ma gënee am jot bu ma déchargé wu ci certaines responsabilités ma bind fi ma jaar ci mouvement syndical mais surtout ma bind ci événement bourse du travail yooyu parce que la ma wax ci tribunal ba yoon acquitté ma population yi jotuñu ci waaye mosal ma ci tuuti kon gis nga histoire bourse du travail bugguma ci xuus waaw mais mosal tuuti rek waaw nee naa la loolu mosal ma tuuti li ma la bëgg a wax rek moo di man fi ma jaar ci militantisme sama vie militante mayuma may jël bidon essence le jour dem
jiite mbooloo mi ñëw ci kër gi dugg fa taal waaye su ma weesoo foofu damay xuus si li may bañ a xuus. may ma rek non may ma rek ma bind. parce que nag wax dëgg yàlla acteurs yi nekkatuñ. neexatul pour ñu wax ci acteurs yi nekkatuñ fii. mais sa responsabilité yow ci affaire bi dëgg-dëgg lan la sa responsabilité. mais sa responsabilité mooy responsabilité bi ma tribunal teg. article 80 mooy kii nu mu tuddati am na article bu ñuy def la pour. xaw ma nan naka lañ ko tuddee mooy regroupement xaw ma lan. waaw association de malfaiteurs genre yooyu. déedéet du loolu non article 80 bi la mooy. mooy tur xaw ma lan kii àll. voilà. trouble à l'ordre public loolu lañ ma loolu neex naa comprendre parce que def naa 18 mois de prison. détention provisoire bi ñu seetee ba xam ne crime nekkoon yëpp. disqualifié nañ ko disculpé nañ ma ci li ñu atte pour justifier période de détention bi mooy trouble à l'ordre public. loolu lañ ma condamné. mais amul benn crime wala benn kii bu nga xam ne. mais xam nga boobu ba léegi yow innocenté na la ak acquitté nañ la mais. ma àndaloon ak ñi nga àndaloon. kenn xamul dëgg-dëgg yëf bi kan moo def ak deful. dëgg loolu dëgg. léegi ne comme nguur gu bees ñëw na am na. te yow comme ni nga ko waxee bëggoo xuus si affaire bi yaa ngi préparé si livre boobu maa ngi ñaan yàlla bala maa mu liir ko donc est-ce que gisoo ne peut-être pour vraiment la manifestation de la vérité que nguur gu bees gi ñoom soxna Mimi Touré yooyu war nañ ko jekkiwaat xool dëgg-dëgg la ci nekk situé responsabilité Sénégal histoire soxla na loolu. xam nga mën na histoire li mu gën a soxla mooy ñu fexe ba. mouvement syndical et que loolu am na parce que du ma juriste xaw ma naka lañ ko mën a defee mais man de toute façon luñ ci mën di def rek man mën naa sama disponibilité maa ngi koy wane pour li ma ci mën a dimbale ma dimbale ko. mais li ma la bëgg a waxal mooy mouvement syndical dafa mës a am lu mel noonu. 1080 ba 80 entre 80 81. ci Sandaga bi 1er mai. am na violence yu fa amoon ba benn secrétaire bâtiment syndicat bâtiment ñu rey ko ci 1982 ca Richard Toll am na événement yu sanglant yu fi amoon 1984 ci bourse du travail ci la Doudou Ngom kii dégg ma ne Doudou Ngom kii Ngom tëddee foofu bourse du travail lañ ko reyee loolu ay violence la am ci mouvement syndical yu nga xam ne lu ñu metti la waaye yàlla dogal na ni mouvement syndical di évoluer mu ngi progresser parce que de la lutte des classes à aujourd'hui dëgg-dëgg mbir yi changé na te violence yaakaar naa ne plus ñuy gën a dugg ci 3e millénaire ak style mouvement syndical bi ñuy doxee violence yooyu dina waaw léegi Cheikh def nga 18 mois prison ci tënk rek lan la gën a metti ci 18 mois yooyu 18 mois yooyu man honnêtement yëguma ci lu metti waaye ci sama njaboot au contraire laay yëg lu metti parce que lynchage médiatique bi ma doon kii ak njaboot gi ni ñu ko doon dundee yëg naa ci lu ma metti parce que bi ma duggee prison ba génn ci kii avant may génn d'ailleurs ci interrogatoire yi am na benn bés ma dem ci juge bi bay ñibbisi micro yi dar ma policier yi kii ma di xëccanteeg man pour du ma wax ci micro yi mais journaliste ba la ma jëkkoon a laaj mooy nooy dundee sa prison ma ne ko j'ai pas vu l'œil de Caïn du fond de ma prison te it yàlla dogal na man xaw ma lan la mais dama dugg prison bis bi ñu ma arrêté dama dugg si chambre 32 lañ ma jëkk a yóbbu avant may dem 5e secteur avant may dem chambre 35 chambre 42 pardon 43 chambre 43 bi ma dugg see chambre 43 ñu won ma sama lal dama teg samay bagages même pas 5 minutes may xaran gaa ñi prisonniers yëpp waaru pour vous dire simplement ay setu ko bi ma génnee prison aussi jël naa 12 kilos de plus. non je n'avais pas de problème de conscience te noflaay bi bëri. waaw macha allah. émission bi jeex na mais maa ngi sàcc 5 minutes misaal nga may ma 5 minutes yooyu. kan la prison mi ngi prison te si traque des biens mal acquis yi ñu tuumaal ko randal quelque chose quand même qui avoisine 700 milliards de francs CFA yow en peu de mots naka lan la sa commentaire ci fait boobu. suma commentaire moo di
justice dañ ko war a bàyyi mu dox ni mu war a doxee waaye tamit justice buy dox ni mu war a doxee mooy lan mooy ki nga xam ne moom lañ tuumaal nañ am présomption d'innocence maanaam daal vraiment aussi ñu traité ko humainement bañ ko sëkkatal de trop bañ ko toroxal tamit bañ ko sëkkatal de trop jàpp ne defagut ba bañ yoon di mën a atte waaye it jàpp naa ne ñiy gën alalu réew mi nekk aussi seen droit la kon dama bëggoon rek justice sénégalaise mi ngi ci la croisée des chemins li may ñaan mooy ni démocratie politique doxee ci Sénégal justice bi encore prouver encore une fois son indépendance son autonomie mais aussi pour que justice sénégalaise justice bu mature la parce que man loolu laa gëm dama gëm ne justice bu mature la mais fi mu nekk nii épreuve la ñu nekk ci di épreuve la ñu nekk. d'accord ci loolu moom damay nuyu rek sama sœur madame Diallo Fatou moom mooy soxna Cheikh Diallo moom it ma nga foofu ca fa ñu denc Karim Wade mais même Fatou ma koy nuyu vraiment c'est une grande dame te elle est très courageuse ma koy masawu Fatou ma la bëgg a laaj ci loolu mooy soo gisee ne am na à part Karim Wade bëri na quand même ay dignitaires libéraux yoo xam ne ña nga fa nga gis tamit ne comme stratégie de riposte bi li mu conseillé waa PDS mooy ñu occuper tali bi occuper terrain bi tous les mercredis ñu génn di marche di manifester yëngal dëkk bi te am na ñoo xam ne jàpp nañu ne c'est pas républicain c'est antidémocratique mais surtout am na sentiment d'injustice ndaxte bu ñu gisee ne il a fallu que Karim Wade dugg pour ñu def fem boobu alors que à part Karim Wade am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam dugg nañu te certainement dina am ñeneen ñoo xam dinañ ko fekk si yéen stratégie bu PDS tëral di bëgg occuper dëkk bi ci ay marches pour exiger la libération de Karim Wade alors que il n'est pas le seul boo xam dugg na fa. xam nga man bokkatuma ko PDS gis li ma bëgg a wax moo di réew mi li ñu soxla actuellement parce que man aussi jàpp naa ne réew mi war na am dal. war na am dal soxla nañ ko pour ñi nga xam ne ñoom la ñu wóolu dénk leen réew mi ñu wane li ñu mën am na solo waaye it opposition la ñu yor opposition bi di opposé wu mais li nga wax ni lu xaw a doy waar la parce que ñi dugg prison ak ñi ñu tuumal bari nañu ah lu tax ñu tànn stratégie boobu xëy na ñoom ñoo xam waaye daal li wóote wóor mooy ñun acteur économique yi ba pare nekk acteur politique aussi jàpp nañ ne réew mi nag mënuñu nekk en campagne électorale permanente loolu jigul réew mi te jàpp naa ne aussi baaxul ci réew mi te it nag am na xeetu taxawaay bu nga xam ne suñu ko taxawee li nga xam ne moom la citoyen ordinaire yi di xaar boo atul ñu am mbetteel c'est-à-dire citoyen ordinaire yi dañu bëgg yoon ñu bàyyi ko mu doxal mu bañ a subir ay pression waaye moo bañ a def répression inutile. Exactement loolu la citoyen di xaar donc bu fekkente ne ñiy manifester dañu pousse yoon wala ñu pousse autorité yi ba dérive am. yaakaar naa ne du jig kenn. d'accord est-ce que yow ci 2 secondes rek balaa bisaan nangu caméra wa mi est-ce que yow kontaan nga ci première année président Macky Sall est-ce que cin bi li muy xeeñ neex na ba mu baxee. première année bi. apprécié nañ ko ñun ci wàllu syndicat parce que tamit ku nekk ci wax dëgg yàlla ci li nga gën a xam ngay apprécié gis nañu ne am na ay avancées mais am na lu des li des moo di ba léegi doomu nekkinu doomu adama yi des na te comme ni ma waxoon sànq revendication aussi biir la comme nag loo ci def du doy liñ ci def dañ koy jëkk reconnaître di laajaat man daal noonu laa ko gisee waaye wax dëgg yàlla mënaguñu établir bilan bu nga xam ne daf koy dañuy wax c'est négatif wala kii d'accord alors chef émission bi jeex na waaye fi ñu koy jeexalee mooy dañu préparer émission bi ci waxtaan ni xamal nga ma ne ci sa famille daanaka yow rek yaa si jàng école te malheureusement yàgguloo ci trop noonu donte am na si ay lijaasa gis nañ ko ci sa CV ci biir émission bi ak dëgg-dëgg benn expertise bu la permettre nga mën a efficient ci li nga xam ne moom ngay def est-ce que amoo quand même quelque part sentiment de regret ci le fait que toute une famille yow rek nga nekk ci ki ñu dugal école
école française te yàgguloo ci. déedéet destin la te du ma ko regretter parce que man dama bokk ci famille bu nga xam ne yàlla dafa dogal muy nekk famille yu kaw. sama papa baykat la mais maître tailleur la woon ci noor bi. waaw moo tax mu bëgg si wax dëgg yàlla ci sañ sa la weer moo tax mu bëgg sañ si ay sota mën nga tooj sama papa maître tailleur la woon. formé na ay tailleur yu bëri ñee nga Côte d'Ivoire ñee ngi France ay maître tailleur la woon waaye it baykat la daal laa mën a wax. yàlla dogal mu nekk famille traditionnelle kenn jàngul ñëpp ñi fay jot a jàng alxuraan la ñu jàng man sama turandoo nekk commerçant bu mag maanaam daal bokkoon ci bourgeois bu Bambey yi. mu nekk moo sama papa ji dañu woon ñaar kenn lañ mu dénk ma kooku moo tax ma jàng école. mais bu dul woon loolu du ma jàng école. li tax ma gaaw a génn école aussi condition yi sama famille nekk woon. may continuer di jàng abada dama dem defi formation professionnelle pour pouvoir teel a ñëw ci sama njaboot gi jàpp. sama famille jàppale leen. waaye rëccuwu ma ko ndax li tax rëccuwu ma ko dem naa ba atteindre niveau directeur adjoint. te yóbbu nañ ma fi France. ñi ma doon liggéeyandool ba ñu gisee liñ gis ci man. muy pétrolier Shell. fu nekk ci àdduna bi yóbbu nañ ma fa pour ma njàng moom ma deful woon ci bi ma nekkee xale ma dama ko. lay bàyyi adjoint la bàyyi ak salaire bu. intéressant dëgg la alors Cheikh Seye jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak sénégalais yi. li may tàggatoo mooy li nga xam ne bi ma nekkee ci coono yi ak bi ñu ma dàqee. jàngate naa ko ci jafe-jafe yi parce que olof dafay wax ne boo duggee prison. boo génnee am na ñoo jàppe woon fukki loxo benn loxo nga leen di jàppe am na ñoo jàppe woon benn loxo fukki loxo nga leen di jàppe sama njaboot xaw ma ñaata loxo laa leen jàppe woon waaye yokku naa ko gis nga bi ñu ma dàqee ci sama poste directeur adjoint dama tëdd dina man yàlla dafa def man du may faral di am cas de conscience xëy na li tax ma koy wax ci sama émission bi dama bëgg mu jëriñu xëy na ni ma ko jàngate mu partagé ko ma tëdd même pas 5 minutes rek di xaran sama soxna jàpp sikkim bi tiim di ma xool di laaj ndax kii nit la mu ne ma pëkk ma jóg mu ne ma waaw yow lu la dal ma tiit ne ko la xew mu ne ma yow àdduna bi sa njaboot gi sa mbokk yi sa xarit yi ba ci samay famille ñëpp a ngi jaaxle yow nga tëdd même pas 5 minutes ngay xaran nooy def sa njaboot gi ci conditions yi ñu nekkee woon man yàlla dogal na sama njaboot wax dëgg yàlla ci école yu baax la ñu daan jàngee mu ne ma léegi nag situation bi yow nga wax dëgg yàlla ma gis na jaaxle nañ te xëy na bokkuñu niveau de conviction te jàmbaar la ma ne dënn ba mu yàgg li ma ko mënoon a convaincre sama xel ne yar ci sama sëriñ li ma mosoon wax muy sëñ Fallou daf daan wax ne ku xam ñaata ngay am gàtt wërsëg weesuwul nga xam ñaata ngay am bu weer deewee ma ne ko soxna si suñu sëriñ nee na gàtt wërsëg passewul nga xam ñaata ngay am bu weer deewee nañ tëdd jàpp ci yàlla ñu tëdd boobaak léegi nag wax dëgg yàlla toroxu ñu ngi sant yàlla ndeysaan jërëjëf Cheikh en tout cas ñu ngi lay remercier lu bëri Cheikh Diop moo fi jaaroon nekk tam comme nekk kon ki jiite CNTS FC di ku ñëpp ràññee dëgg-dëgg ci paysage syndical bu réew mi ak i tamit paysage politique bi ndax defe naa yàqoo fi dara te maa ngi remercier nag dëgg-dëgg ci sa disponibilité parce que yombalal nañu émission bi et vraiment dans la plus grande courtoisie on l'a préparé en un laps de temps nga jàppale ñu wax dëgg yàlla ci liggéey bi ñu la ciy remercier nag bu baax a baax di remercier également ñëpp képp koo xam ne daal jàpp nga ci biir émission bi ma ci jiital nag sama partenaires yi sama mag ju baax jooju di Fatoulaye Kena madame Sall kooku mooy borom complexe Sophia Mamel Aviation adresse mi ngi jàll si suuf moo génn ci tissage bi cheveux naturel yooyu maquillage beeg lépp may nuyu xale yu baax yooyu ñoom Marietou ñoom Kodou Bigué Maymouna Adam ñëpp daal ak itam sama beneen partenaire mais kii nag moom c'est un peu nous dans nous ndax sama doomu ndey la Mame Dorine Gueye moo génn fii ci magenta mi ngi ci soie mi ngi ci wax mi ngi ci yëpp daal gis ngeen soie bu baax bi ñoo fa génn magenta design Mame Dorine Gueye jéewoo xale ya du dafa nekk ak ñii nag ñu may freiné nii en face alaaj Moussa Ndoye moom jóge États-Unis ba lay dafa fuuy ñoom Abou ñoom Jatu Ndiaye sama donc ak best bi nga xam ne baax si saa tey nag dama
ba mu sew rek jox ko sama mag Alaaji Sidi Lamine Niass kooku sunu xarit la sunu papa la nuyu waa Walfadjri yëpp nag di madame Diagne Awa Diop Ndiaye awa après ñu déggoo man ak yow beneen face to face au revoir.